mbokk yi dellu nuyu leen rafetlu attendre bi ak télévision Futurs Médias. accident bu mitti bi am ci màggal gi ñaar fukki nit ak juróom ñoo ca ñàkkoon seen bakkan ñu ngi koy fàttaliku muy lu tiis ña ci ëppoon nag ña nga jóge woon booru Richard Toll taxaw ca Ndar duggoon ca minicar boobee daje woon ak bus bu mag bi ba kon choc bi mitti loola tax comité d'organisation màggaluk Touba sol nañu seen dàll daal di dem foofe daal di jébbal seenu njàll ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk tey ji ca accident bu mitti boobee ca boobee délégation jorin ju ñu dénk wàllug dem ak dikk ma nga ca woon Ndar goge la ñuy daal di dem fekk ji Ousseynou Thiam moom it gunge na leen ca njàll goge Ousseynou Diop maa ngi lay nuyu. Ousseynou niñ ko waxee délégation bu comité d'organisation màggal bi gannaaw choc bu métti boobee ci yoonu Touba yi. jërëjëf ni ñu ko waxee noonu la fi ngay daaneel ni sax lay cérémonie bi di jeex. ki nga xamante mooy le khalife général des mourides sëñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké dafa yónnee délégation bu am solo boo xamante ni jamono ji ñu ngi fii ci dëkk bi di Ndar Géej ci quartier bi di Cité Ñax fii nag ñëw nañ fii indi njaal ki nga xamante mooy le khalife général des mourides waaye tamit wax li nga xamante ni moo jëm ci wàllu bis bi dayo bi mu am ba tax ñoom ñi daal di jógee ca Touba ñëw fii ci dëkk bi seet si ñi nga xamante ni tey ñoom seen mbokk ñoom ñoo loru ci wàllu woon nag daan nañ yëkkatee kaddu daal rafetlu bu baax baax nañ leen teeroo waaye tamit wax ni xalif général des mourides mi ngi jaalee njabootu ñi nga xamante ñoo fi génn ni nga ko waxee tamit noonu la ministre des infrastructures di Abdoulaye Daouda Diallo moom it mi ngi ci dëkk bi jamono ji de yëkkati na fi ay kaddu sax wax itam ci lu jëm toll accident yi ndaxte moom nee na jàpp nañu ni fukki accident yoo gis juróom-ñeent yëpp dañu jàpp ni ci guddi lay am moo tax sax moom Abdoulaye Daouda Diallo nee na moom ak njiitu réew mi waxtaan nañ ci ba suba am na waxtaan boo xamante daañu ko séq ngir lu jëm ci wàllu accident yooyee surtout ci daw guddi bi ñu xool nan la ñuy fexee ba lu jëm ci wàllu daw guddi bi ñu daal koy daal di réglementé buy jar sax yenn daw yi ñu daal koy éliminer mu ni loolu dina nekk loo xamante ni daan ci waxtaan ngir nag lu jëm ci wàllu accident yi ñu mën ko wàññi bu baax a baax wax na itam ci wàllu permis à point yi nga xamante ni jamono ji mooy indi jafe-jafe ci diggante transporteurs yi ak ñi nga xamante ne gouvernement bi ba sax xam nga ni le 15 bi ñu ngi waajal lu jëm ci wàllu grève mais nee na grève boobu yaakaaru dina am ndaxte waxtaan jub na te itam gis na ni boo moytuwul daañu jéggoo waaye daal li mu wax daal mooy jëm ci wàllu permis à point yi nee na loolu ñoom duñ ci dellu ginnaaw ndaxte li ñu wax nañ ko ba tënk ko ngoone mi ngi noonu kon Ousseynou Diop Ndar des na dikkaat ak moom en image ci délégation boobee nga xamante ni demoon nañ fa ngir jàlle ji ñu ñàkk seen bakkan ca boobee accident Linguère la ñuy wutali ak lu jëm ci kuréel gi ëmb étudiants yi nekkee kon fii ci université Cheikh Anta Diop ñoom nag mer ba futt la ñu def ci seen i kilifa seen i bourse la ñu jàpp ni yéex na loolu ci ni ñu koy jotee rawatina 2015 ba léegi la ñu tàmbalee dund kon yooyee jafe-jafe ba tax na bu ñu moytuwul sax fii ñu dëkk ci Ndakaaru danañu leen fa génne su fekkee kilifa yi ñu ngi wéy di tànqamlu seen i jafe-jafe yooyee Modou Mbaye la ñu fay fekk ji. étudiants yi nga xam ne ñoo nekk Dakar dëkk Daara toog nañ depuis 2015 ba léegi subvention bi nga xam ne depuis maire Ali Salax mun naa wax 1990 ba léegi ñu ngi ñu koy octroyé di muy ndimbal boo xam ne day yëm ci étudiants yi depuis 2015 ba léegi jotuñ ko. daaw fi nga xam ne nekkoon nañ fa du woon mairie bi mais ci ndimbalu ñenn borom baax yi ñoo ñu dimbale woon bañ am fenn foo xam ne defoon nañ fa étudiants mais loolu doyutoon ba nga xam ne ñenn ñi suñuy rak am na ci ñoo xam ne cas yu leer dañu mujj bàyyi jàng ndax amuñu woon fuñ nekk ndax boo xoolee ñun ñu dëkk Daara dem Dakar di jàng ñu si bëri amuñ ay parents yu nekk foofu wala boog ñu ko am fi ñu ko am dafa sori Dakar mais ren ñi nga xam li gën a garaaw mooy suñu rakk yi soog a am bac nga xam ne ñoom xamuñ dara Dakar mënuñoo lijjanti seen bopp ñun rek la ñu yaakaar di ñu woo de gauche à droite ñuy dem buñ demee fi ñu nga xam ne moom la ñu war a am te am na fenn foo xam ne am na étudiants yi fa jot a nekk mais fi mu toll nii comme ni ko président waxee léegi dañu menacé nañu génn appartement bi muy lu doy waar. mangook étudiant yu Daara fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru seen kaddu gannaaw jafe-jafe yoo xamante ni nee na ñu ngi koy dund bëgg kon ku leen ci indi lay saafara lu jëm ci yeneen i gone toll nañu ci juróomi téeméer ñu ni gannaaw recensement bu ñu ca def handicap nag ay laagoog yenn jafe-jafe la ñuy dund ba tax na dugaluñu leen ci wàllug njàng mi ci ñi nga leen téye ci biir kër yi yenn saay sax këyitu juddu ñenn ci ñoom amuñu ko loole nag jurug njàqare ci inspection d'éducation ak formation bu Tivaouane ñu lëngoo ci ak ONG bi ñu naan jeunesse et développement bu Mboro bëgg caa indi ay coppite Cheikh Anta Diop la Terre Sey. ab
enquête bu ñu amaloon ci ñeenti communes yi ci Tivaouane ak Taïba Ndiaye Daaru Xuddus ba Mboro gis ne xale yi nga xamante ne dañoo am laago seen cër wàññeeku wala ñu lu silmaxa tëx ñu ci bëri de daanaka dañ leen a beddi duñ leen yóbbu l'école amuñu sax kayitu juddu ba ci sax bu ñu feebaree duñ leen taxaw loolee nag tax waa IEF bu Tivaouane lëkkaloo ak ay kuréel yi nga xamante ni yëngu ci wàllu njàng mi jóg taxaw ne loole du yoon. département bi 18 commune la kon am na commune yoo xam ne nii ba léegi seen doom yi ñu ngi ci kër yi xale yi nga xam ne amee laago war a jàng te jàng dugal école dëgg la mais aussi fexe ba jàngalekat yi mën leen a yor jox leen éducation de qualité tamit loolu tamit beneen soxla la boo amul information yi amoo formation bi même boo ko ëndee ci école bi mën nañ ko marginaliser. école yi nga xamante ni nag dañ ci yóbbu xale yi nga xam ne dañoo amee laago bariwul INEFJA rek la am fii ci diwaanu Thiès waaye ci département bu Tivaouane sooxe na fi lool. ONG jeunesse et développement bu Mboro lëkkaloo ci ak ay jàngalekat yu nekk ci Tivaouane taxawal ak kuréel goo xamante ne dañoo fas yéene taxawu xale yi nga xamante dañoo amee laago. yenn xale yi am spécificité dafa tëx dafa muuma dafa gumba wala dafa laago ak yu mel noonu xarañte woobu ci wàllum pédagogique ndax jàngalekat yi am nañ ko ndax inspecteurs yi am nañ ko ndax waajal nañ ci enseignant bi ba bu ñëwee ci école ba war ko mën jël en compte foofu la jafe-jafe yi nekk loolu tax ONG jeunesse et développement liggéey ci projet bu tudd éclat être comme les autres pour toujours. lu toll ci ñeent fukki jàngalekat ak ñeent jógee ci département bu Tivaouane tàggat nañ leen jox leen ay jumtukaay ngir ñu mën a taxawu xale yooyu nga xamante ni dañoo am laago te ñu war leen a mën a dugal ci l'école yi ñu mën a jàng. ñeenteelu forum international fii ci Ndakaaru ab lël la boo xamante ne xëy nañu ko ubbi tey ji la ñuy waxtaanee wàllu ko jàmm ak li nga xamante ni moom moo di kaaraange ca Diamniadio centre international Abdou Diouf la ñu koy amale président de la République président Macky Sall ci boppam moo jiite ndaje mu ni mel Fatou Bintou Konté la ñu fa yebal Fatou Bintou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ngoné. président Macky Sall yeneen njiitu réew wër ko ci wàllu jàmm ak kaaraange la ñuy waxtaanee fan lañ toll ci yooyee discussion. waaw ni nga ko waxee rek léegi sax la ñuy doog a pare ñoom Ngoné ki nga xam ne moo di président Macky Sall njiitu réew yu bëri tey wër ko ñuy waxtaan li nga xam ne moom moo di kaaraange ak jàmm ci Afrique ba tax ni sax thème bi ñu ngi koy wax défi sécuritaire en Afrique di ci wut ay solution yoo xam ne ñoom ñëpp ñoom ñoo koy lëkkaloo kii di président malien bi di Ibrahim Boubacar Keïta ma nga ko woon kii di président rwandais bi di Paul Kagame teewoon na it ci wetu Macky Sall ak ki nga xam ne moo di ministre des forces armées bu France ñu koy wax Florence Parly ak premier ministre Tchadien ñoom ñëpp ñëwoon ci ndaje bi doon waxtaan ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu kaaraange ak jàmm fii ci Afrique ba ci tax na ku ci nekk wax nga ci sa xalaat ndax bu ñu dégloo ki nga xam ne moom moo di ministre français des armées moom jàpp na ne fi mu ne nii lépp lu jëm ci kaaraange Afrique du kenn ku ci mën a di jëm ci ku dul ñoom africains yi ñoom ci seen bopp faaw ñoom africains yi ñu jug li jëm ci li nga xam ne moom moo di seen i kaaraange ak seen jàmm ci seen réew kenn du leen ko di jëm ci la ki nga xam ne moo di président Tchadien bi sax jàpp na ci wàllum financement li nga xam ne moom moo di sécurité boobu sax faaw nag africains yi di bàyyi di ci xaar ñi nga xam ne ñoom ñooy di européens yi wala yeneen naataango ñoom ñu jug di ci ci seen bopp am na ci solo ndax ci lañ leen di gën a mën a jox gëdd ki nga xam ne moo di Ibrahim Boubacar Keïta bu Mali moom jàpp na ni daal li nga xam ne moom moo di terrorisme faaw nit ñi nag ñame ko duñ ko ragal ndax terroriste moom li ñuy bañ mooy ci ko ragal boo ko ragalee rek mu song la faaw ñoom ñëpp ñu jug ci liggéeyandoo ci benn yoon ngir Afrique mën a am kaaraange ki nga xam ne moom moo di suñu njiitum réew moom mi di Macky Sall li ñu ci wax daal moo di faaw nag ñu réglé li nga xam ne moom moo di problème militaire ba pare balaa ñu wax ci waxu terrorisme faaw li nga xam ne moom moo di suñu force militaire yi ñu lëkkaloo bokk liggéey def li ñuy wax approche intégrée ngir mën a liggéeyandoo benn yoon ngir li nga xam ne moom moo di sécurité bi ñu mën koo lijjanti ba pare wax na tamit que ne faaw ñu wax ci wàllum renseignement képp ku ci am ñu di ko bokk am na ci solo ñuy bokk renseignement yi ku ci am renseignement jox sa morom ngir li nga xam ne moom moo di terrorisme ñu mun koo xeex wax na tamit ni faaw tamit li nga xam ne moom moo di liggéey bi nga xam ne moom la ndaw ñu war a am ci dëkk yi ñoom pays africains yi faaw ñu jug ci ndax loolu mooy gën a tax li nga xam ne moom moo di terrorisme di làkk ci biir dëkk yi ndax li nga xam ne moom moo di ñàkkum liggéey bokk na ci loolu daal la jot a wax ci li nga xam ne moom moo di forum bi actuellement ñu ngi ci discussion yi ci la ñu toll. Fatou Bintou Konté fële ca centre international bu Abdou Diouf fële ca Diamniadio ñu koy gërëm ci ndaje ma ñu xëyee wàllu jàmm ak kon kaaraange président Macky Sall ak yeneen njiitu réew fii ci kon dendub Afrique wàllu ko wergu yaram moo ñuy daal di yóbbu kon ba fële ca Ndar ak lu toll ci fanweer ak juróomi junni nit ñu ni foofee diabète bi kon laal na leen fa ay gëstu moom moo joxe yooyee xayma ba tax na association bi ëmb diabétique yi ni nag jot na ñu jóg ndax toogaay jeex na Ousseynou Diop Habib Seck ñooñu fa toogal la. feebaru diabète ci diwaanu Ndar géej def ay loraange yu bare
association bi ëmb ñi xeex feebar boobee ñoo ko xamle ci atum 2010 téeméer boo jël fukk yi ñoo ci amoon jabet ci diwaanu Ndar études yu mujj yi nga xamante ni nag def nañ ko téeméer boo jël fukk ak ñett ñoo ci am lii di feebar bi mu tolloog fanweeri junni ak juróom ci ay doomu aadama yoo xamante ni feebar bi dal na leen. dafa yokk parce que ëmpalewu leen ni si 2010 déjà lim bi bare woon na ba ñu doon wax 10,4% mu jaaxaloon ñëpp ñu yaakaar ni dana dellu gannaaw mais yeneen enquête dañu génn bërki démb xam leen ni Ndar léegi mi ngi si 13%. xam nga bu fekkee population bi dañ ko natt si 296 000 habitants xoolal bu ñu nee 13% déjà kon romb nga 35 000 diabétiques. ci diwaan bi sensibilisation bi ñu ngi jëmale ci ñi nga xamante ni ñooy jigéen ñi ngir ñu gën a fagaru. message bi mooy femme et diabète surtout dañu insister ci jigéen ñi bu ñu tollee ci sëy déjà nañu bàyyi seen xel ci diabète bare na ay jigéen yoo xam ne dugg nañu ci néegu sëy doom tëleen ndeke diabète moo fa làqatu beneen bi tamit ñu xamal leen ni koo xamante ni ëmbati nga tamit ci jigéen ñi dañ koy gis ñenn ñi dañ koy sàggane seen ay visite prénatale ñu koy toppatoo. président association diabétique bi nekk ci diwaan Ndar gi sax xamle na ni ñoom seeni bopp dañu war a def ay effort ndaxte fi ñu toll nii feebar bi na muy doxee ci diwaan bi dafa jéggi dayoom. fexe ba jigéen ñi xam ni dañ leen ko tànnal pour que li mu diabète bi gën a bari ci jigéen ñi tey wàññeeku parce que nag ñoom bu ñu wàññeekoo dëkk bi am wér-gu-yaram bu ñu feebaree dëkk bi feebar bi bëri fi. organisation mondiale de la santé ren jile nag thème bi ñu jël dañ ko jëmale ci wàllu jigéen ñi Ndar géej nag association diabétique yi ñoom it thème boobee la ñu jël ñu ni fi ñu toll nii jigéen ñi dañ leen war a gën a ñaax ngir ñu yëngatu ba feebar boobee du leen mën a dal waaye tamit mu mën a dellu ginnaaw ci diwaanu Ndar géej. mangook ca diwaanu Ndar ak Ousseynou Diop jàngoroy diabète na mu fa toll Madiambal Diagne moom jàppale ni moom moo jël prix Norbert Zongo bi sargal di màggal taskatu xibaar yi yëngu ci wàllu investigation moom directeur de publication yéeni kaay bii di le quotidien ni du moom dong kon la ñu ko jox waaye nañu jàpp ni képp ku yëngu ci wàllu journalisme fii kon ci Sénégal yaa moom kon boobee prix mu gis ni di firnde la ci ni liggéey boobee ñuy liggéey mën nañu ci découragé Madiambal Diagne ak Pafar Ñing Thierno Laurent Mendy ba nit ñi dajee ba waxtaan xool ni daal am na ñu ñu war a sargal ci liggéey bi ñu jàpp ni que daal xam naa ni sag ba nga xam ne yelloon naa ko sama ay nawle daal di koy tànn jox ma ko ma di ko rafetlu di leen ci sant leen ci gërëm waaye di jàpp ni tamit aw sas la ndaxte bu sa ay nawle dajee jàpp ni que am na liggéey ba xam ne def nga ko wala am na noo taxawee ñu rafetlu ko bari yow mii kët daañ la ci ràññee dafa naa ni que jar naa tiit ndax li tax mu jar a tiit moo di war ngaa sàmmonte ak yaakaar ji ñu am ci yow ak kóolute gi ñu am ci yow ba nga xam ne que yaakaar jooju du tas moo tax ma jàpp ni que nag kon li nga xam ne jox nañ ma ko naam jox nañ ma ko xëy na man Madiambal Diagne waaye jàpp naa ne jox nañ ko journaliste sénégalais yëpp ndaxte tey Sénégal journaliste yi fi nekk seen liggéey ràññee nañ ko ci àddina ràññee nañ ko ci Afrique nawloon nañ ko ba nga xamee ni mën nañoo jàpp ni que képp ku nekk ci Sénégal di journaliste ba nga xam ne xam nañ la fi wala am na fi yëngatu mérité nga prix bu mel nii kon nag bu ñu ma tànnee jox ma ko tey def naa ni que ñëpp lañ ko jox. mi ngi noonu Madiambal Diagne kon ci lu jëm rek ci li nga xamante ni moom moo di prix boobee mu jot ñu ko ci ndokkeel di ko félicité moom recteur publication yéenekaay bi di le quotidien wax nañ leen ko kon ci ndorteelu ko xibaar yi danañu dalal kon Mballo Dia Thiam waa kër docteur nag bari loo xamante ni jamono ji ñu ngi koy ñaxtu ak i xultu moom jiite kuréel goo xamante ni bari na ay syndicat yu mu Mballo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adja Ngoné jamono ji kon yéen ñi nga xamante ni yéen ñay taxawal liggéeykat yi boot ay syndicat yu bari ngeen ni mbir yi fi mu toll neexu leen lan moo leen naqari ci waxtu wi ci wàllu doxalin wi. waaw maa ngi nuyu sa téléspectateurs yi daal di féliciter yëpp ñi nga xam ne nii ñoo bokk ci alliance des syndicats autonomes de la santé alliance And Gueusseum nga xam ni SUTSAS ak SUDETEM ñoom ñoo ko seq. li waral nag coow yi may moom li nga wax mooy que secteur bi dafa nekk secteur bu nga xamee ni c'est vrai bari na ay problèmes mais aussi am na ay avancées yu am ci secteur bi mais am na aussi ay revendications yu am ay accords ak yoo xam ni amagul ay accords ñun foog nañ ni bu fekkee ministre de la santé bu bees ñëw na fekk ay syndicats par exemple bu mel ni ñun am accords yi nga xam ni prédécesseur ñoo ko signé accord yi nga xam ni dañ leen waroon def lu gën a gaaw parce que loolu mooy problème bi ñun suñu problème du ministre bu war a mën a toog di jéem a ranger ay bagages am wala yu mel noonu pour ñun état continuité la
comme que état continuité la te bu ñuy signé accord yooyu xamoon nañu accord bu mel ni ouverture des filières de spécialisation à l'ENDSS pour commencer li ñu naan licence master doctorat parce que boobu léegi ENDSS licence moo fay génn bac plus 3 alors que master yi war nañ ñëw ensuite PhD maanaam école doctorale léegi nag loolu ministère de la santé si ay prérogatives am lañ parce que y a un conseil de perfectionnement au niveau de l'ENDSS am nañu accord boobu ab na année académique dafa am ay crédit horaire dafa am mu war a ubbi dafa naa école boobu war na mën a ubbi ministère de la fonction publique ne woon na agent de santé communautaire yi mën nañ leen recruter mais amu leen benn grille fonction publique bu ñu leen war a mën a héberger def nañ ay travaux de commission ci loolu war nañ mën a créer les nouveaux corps pour que ñu génn fële dugg fële parce que loolu mooy continuité bi mais aussi am na benn décret aussi sur les heures supplémentaires bu nga xam ne dañu woon mois de septembre bi fin septembre lay jël lañ exécutoire décret boo xam ne warul sax waralu fenn yoon diggante ministère des finances ak président de la république mais yeneen yi aussi mooy bor yi nga xam ni couverture maladie universelle amal na ko. mais ci laata bor yooyu ci li ngeen junj noonu. non yooyu ci urgence yi la parce que bor yi ci boppam urgence la ak troisième tranche bi ñu war a jox hôpitaux yi tranche bu nekk tous les 4 mois ñu jox ko moom la ñu fonctionner parce que bu fekkee hôpital bi amul tranche boobule amul fonds de dotation par exemple hôpital bu mel ni Thiès nga xam ne amatu ko parce que conseil régional dem na ba pare CMU ak yu mel noonu ameel ko xaalis mais hôpital boobu du mën a fonctionner du mën a liggéey bon ba tax na nag boo dee wër structure yooyu. naa leen yéen da ngeen salte fii dafa salte fii dafa mel nii fii dafa mel nii danaa dàq kii danaa dàq kële loolu tax ko jóg pour ñun dañ ko bëgg a invité ci l' essentiel mooy les gros problèmes du secteur non seulement wax naa yooyu mais am na yenn yoo xam ni gàtt na pour ñu wax ko fi mais foofu lañ ko doon xaar pour mu wooñu mu ne lii dañ koy def léegi-léegi lii mënul nekk léegi lii dañ ko def nangam. mais ci wàllu woo leen boobu yëg na ñaxtu yi xëy na bëgg a xam fan ngeen toll moo tax doxantu yooyu ci biir l'hôpital yi lan lañ leen ci tontu jamono yi. non amaguñu ci tontu li am solo mooy alliance bi taxawal nañ ko kii yi ñu waroon envoyé nañ ko parce que du ay syndicats yu bees ay syndicats yu am 30 quelques années d' expérience yaa ngi dégg de terrain am ay accords yu nga xam ni plateforme yi depuis 2012 la ñu négocié ak 2014 c' est pas parce que moom ñëw na mu am lu bees dara beesu fi li fi nekkoon problème bi fi nekkoon la moom dafa ñëw pour régler problème secteur bi na jublu ci problème secteur yi loolu lañ ko foofu lañ koy xaar maanaam si c'est problème essentiel sur loolu et non sur les questions d' accessoires. ni mu ñëwee ba léegi ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr jot ngeen waxtaan ak moom wala amagu leen contact par rapport à préoccupation yi nga wax léegi nii. waxtaan nañoo moom parce que daf ñu woo benn ajuma la wax directeur des ressources humaines am Ibrahima Soukandela Diouf mu envoyé ñu ay SMS wax ni dafa wax bëgg waxtaan ak ñun altine bi ci topp mais syndicat bu nekk ñaar nit lay indi. ñun ñu ñëw fa nekk ñaar. Saliou Faye daaf ñëw na fa nekk ñaar ak ku ñu naan Sidia Ndiaye aussi ñëwoon na ñaar ak Arona Diop. syndicat yooyu mais beneen syndicat bi ñu wax kii Sintras moo fi indi fukk ak benn nit donc xam nga réunion boobu déjà ñu posé critique bi finalement comme que nee nañu objection am na ku fi indi lim bu ëpp donc réunion bi waru mun a am moom sax dafa ni woon réunion bi du réunion bu ñu xoolee ay dossiers parce que bu ñu xool dossier du ñëpp ngay dajaloo. kenn par kenn mais réunion de prise de contact la. mais prise de contact fa la yam dafa def discours am après ñëpp tas mu daan daal la séance est levée boobu ba léegi woowuñu kenn par kenn woowuñu pour ñu xool dossiers yi mi ngi wër structures yi nag di dajale ay agents ak ay personnels pour ñuy wax ci problème structures yi moom mu foog ni de manière ponctuelle sur le terrain mën na régler problème yooyu. ooy dafa am problème yoo xam ne nii mën nañ ko régler sur le terrain mais yooyu ay administration yu libre la parce que hôpital bi nekkatul l'hôpital traditionnel. dafa am un conseil d' administration am un décret nommé un directeur nommé par décret kooku moom mooy tontu ci ay acte de gestion ministre mënu ko remplacer foofu bu njëkk ba bon c' était disons mën nañu wax délégation de signature la woon yow ngoone boo nekkee directeur fenn wala nga nekk fenn man daaj mën naa ñëw ma signer à sa place liquider même ay affaires mais léegi cour des comptes daf lay yërndu IGE di la yërndu yow yaa tontu ci say acte même boo paree fukki at après mën nañ la topp ci loolu ministre mënu remplacer quelqu'un dans des actes de gestion donc problème yi nekkul foofu à la périphérie les problèmes sont au niveau du centre. mais peut-être même en tant que xëy na bu fa nekkul tam mais war na mën a xam lan moo xew bu boobaa xëy na mën a wax ak directeur bi peut-être pour mu am yenn changement yi askan wi yëg ko. non loolu du suñu problème mais booy wax ak directeur bi am na loo xam ne mën nga ko wax bu ngeen wéetee. mais mag wolof moo ni mag boo koy yedd doo ko yedd ci mbooloo mag kenn du ko yedd dañ ko yedd mais mag boo koy yeddee si mbooloo da nga ko xas
parce que nit ki boo ñëwee ni ko yow sa bureau dafa set hôpital bi yëpp dafa salté na nga salté foo dem bu di fa gis salté mais salté rek ngay gis alors que y a eu des efforts énormes à ce niveau là c'est-à-dire dañu bëgg mu ormal nit ñi mu ormal ñu ku ko neex nag mu wàcce mais mënoo nga xëy rek di wàcce nit ñi te au fond am na ñoo xam ne boo leen wàcc sax war nga xam lu ñuy def lan la wala nit ñi war a mën nga war ko mën a wax lu mu wàcc lan la mais doo wàcc nit ki parce que rek da nga am pouvoir wàcce am pouvoir du yëgal loolu lañ ko bëgg a alerter wax ko ni nag na def ndànk parce que secteur bi du noonu système da nga koy déglu ba pare nga xool ko wala nga di ko xool di ko déglu mënoo ñëw rek parce que yàkkamti nga bëgg a sànjaafu affaire yi mais dafa am fu mu war a jaar ñu nag fa ñu nekkoon la ñu nekk ba léegi ay accord lañ am ñu war a respecté buñ ko respecté wul ñu gësam ko parce que loolu la ñu tudd ànd gësam mais c'est vrai. est-ce que du bëgg gësam wane ni yéen a ngi fi yéen a yor doole ji jaru ko ñun xam nañ ñu xel ni ñoo ngi fi ñun moom bu ñu nelawee xam nañ ñu ngi fi buñ dee xoolee xam nañ ñu ngi fi loolu même ñi ko fi teg xam nañu ñun ñooy ñan loolu jaru ko du caage nu wane ak yooyu non buñ du moom mooy tax ñu def démonstration de force parce que am nañ ko mën nañ ko dans les collectivités locales. si yaa ngi ci ay menaces ay ñu gësam ko am nañ ko mën nañ ko mais gësam mooy li nga xam ni accord la boo nga xam ni respecté wuñ ko te farlu wuñ ci ñu jóg ci pour ñu. mais concrètement dans l'urgence ni décembre soreetul beneen budget dina dugg lan la ñu war a mën a taxaw daar pour régler ko. dans l'urgence la troisième tranche bi nga xam ni moo war a faire fonctionner les hôpitaux dans l'urgence CMU fi mu nekk plombé na hôpitaux yi am na suñu camarades yi nga xam ne nekk nañ Thiès sax toute la région nee nañ du ñu fayati pharmacie nationale d'approvisionnement benn dërëm tant que CMU fayu leen te déjà boo amul garab doo mën a faj soo fayul pay naa téye garab doo mën a faj mais aussi bu dee da ngay maye garab yi ba pare te amuloo loo ko jëndee aussi doo tourner voilà les questions urgentes yeneen yi aussi les affectations parce que commission bi mënuñu ko réunir ça fait bientôt 5 mois du temps de madame Eva Marie Coll Seck jóge na fii mais continuité acte yi ñu ngi ci paraphérie mënu ci signé benn yow boo ñu la waree affecté 5 mois ngay xaar kañ nga leen affecté te nga war a dem préparer sa njaboot xam foo leen di dugal bu dee da ngay loué wala bu fekkee ni da ngay leen di yóbbu école nga kii leen mais dañuy toog ba ay décembre di la doon affecté nga jëm fan. loolu aussi c'est valable pour les questions de bourse ak yeneen yi nga xam ne xel ni mi ngi kii sa dossier dañoo bari c'est-à-dire bi ñu koy xaar ba léegi gis ñu ko foofu. mais sànq ci kanam tuuti jamono ji sax mën nañu wax ni wax na door benn ndaje ci wàllu financement mbiru koppar yi ci biir hôpitaux yi lan moo ci seen xalaat pour yéen bu ca génnee lan ngeen bëggoon dégg tey. non ñun xalaat yooyu lañ bëgg mais xalaat yi wax yëpp génn xaalis. ndax yéen daal na xaalis bi génn ndaje yooyu yooyu yëpp li am solo mooy budget santé mu am àggagul 10% te ñoom président yi ñoo tawoon fële Abuja daal ni budget minimum bi war na nekk 15% parce que 9% à titre kii la woon c'est vrai budget bi réglé wul yëpp mais loolu nañ ko génnee CMI mënoo ñëw basé yëpp sur des gratuités ba pare en contrepartie doo génnee xaalis agence bu toll ni CMI ñun foog nañu agence boo gis rek xaalis bu bari moo fa nekk gis nañ yenn agence yu nekk ci dëkk bi gis nañ aussi c'est du président conseil d'administration ni ñu doxale ak yooyu mais CMI nekk agence bu ñu yóbbu trésor bu ko trésor joxul xaalis du am te loolu moo taxoon hôpitaux yi ñu indi agence comptable ci hôpitaux yi parce que hôpitaux yi dañ daan jël seen xaalis versé ko trésor soxla xaalis ñun ko non xaalis bi ngeen fi versé yéen a ko indi fii waaye keesu nguur gi la nguur gi am na yeneen priorité moo tax ñu indi ACP mu ñëw hôpital mais bu dee créé nañu aussi agence bu mel ni CMI ba pare boo ko laajee xaalis mu dem trésor ni ko li nga ma indi ci facture dafa bari mënugul ma laa fay demal mais ça signifie que fondamentalement la question de cette caisse là dafa war a taxaw France lan mooy secret sécu daf fi nekk maanaam xaalis daf fi nekk ba pare ñu justifier activité fii activités yi dafa nekk gisuloo xaalis te boo lebee def ci duñ la fay voilà les questions de fond. donc xalaat yi ñu ngi ci man maa ngi ci bokk benn commission bu ñu naan gouvernance bon gouvernance yi bari na gouvernance des achats gouvernance nangam ci sous commission fonctionnement CMU pour askan wi dañ koy il faut ñu xoolaat ko quand même mais buñ ko waxee pour jéem a capter ay dividendes ay loolu dafa am lu nga xam ne moom moo jàmp tey maanaam li nga xam ne bokk na mbaaloo ci li nga xamante ni moom moo jàmp askan wi li ñuy dund ci biir hôpitaux yi gis nañ fi coow xale boobu nga xamante ni faatu woon na fa ak yaayam ni mu ne négligence bu mujj bi soxna soosu ñu ni da doon mucc 18 ans moom tam wër yenn hôpitaux yi ba ñàkk bakkanam question d'urgence yi tey ji prise en charge bi ba tey ji tamit c'est pas réglé fan la mbir mi sooke mais ñun gis nga suñu kayit bi ñu bind nee nañ ñu ngi ñaan président de la République mu convoqué li ñu naan les états généraux des urgences est-ce que du doonaat beneen ndaje parce que fii fukki ndaje ak juróom-ñett def nañ ko fi ci wàllu wér-gu-yaram ce sont pas les solutions qui manquent quand même non mais bu ñu waxee ba pare te duñ ko jëfee dafa am ñu ko war a jëfee parce que tâche bu am bu nekk am na responsable bi maa ngi profité pour jàll aussi monsieur le président de la République ci kooku gaañu juróom boobu gaañu mais lan moo fi xew bi kooku lakkee dañu ni lan nañ ko indi fii xam nga bu hôpital Fatick boobu am meloon ni mu mën a mel duñu xalaat di évacuer benn cas
brûlé grave di ko indi vers Dakar donc la question des urgences mi ngi posé encore avec donc toute son importance. état général d'urgence pour que mu am urgentiste yi même filières yi ñuy wax. ENDSS. mais war nañ créer ay filières urgentistes. am nañu ay techniciens en ophtalmo am nañu en odonto ak yu mel noonu mais urgentiste amul même médecin urgentiste amul. ba pare spécialistes yi ñi am mu bëri que néew ñoom ñëpp ñu ngi bàyyi seen spécialisation fële dem di wut ay master pour nekk ay gestionnaire finalement bu ñi war a faj yëpp di gérer ñi gérer lan la ñuy def fan la réew mi jëm. voilà les questions urgentes. mi ngi ça fait noonu partie aussi des urgences. waxtaan wu rëy la laaj Maro Dia Thiam ànd kon gësam ñu koy gërëm ëmb ay syndicat ci wàllu wàkkar docteur ci loo xamante ni tey jii système bi mi ngi koy doxee d'accord ñu ci mu ci doon indi ay leeral ñu lay jaajëfal bu baax Mballo di rafetlu disponibilité bi. jaajëf di xaar sama zam-zam nag aussi. incha allah rabbi wéy ci wàllu xibaar yi ak jàmm ca Guinée Bissau foofee bëgg nañu askan wi yëpp dugal ci seen loxo vice président assemblée nationale bu Guinée ci boppam moom moo doon wax. lu ni mel ci ndaje moo xamante ni kon amal nañu ko moom Alberto Pafarañing ak Thierno Laurent Mendy ñoo tataan ay kàddoom. Sénégal dëkk xarit la boo xam ne ñun ñoo dend te ñu ngi fàttaliku bi ñuy xeex ngir am sunu indépendance ñun Guinée Bissau dafa taxaw jàppale luñu te ba léegi loolu mu ngi wéy fii nag ci Sénégal communauté Bissau guinéenne bu am solo ñu ngi fi dund waaye li am solo rek moo nekk ngir dëkk ba jëm kanam faaw ñu am dal am jàmm bu baax a baax ngir mun koo développer loolu nag pour mu antu faaw Bissau guinéen yëpp dugal ci seen loxo fépp foo xam ne fa nga nekk biti réew wala ci biir réew mi ngir ñu indi solution ci jàmm ji nga xam ne moom la ñu bëgg mu sax fa dàkk te Guinée Bissau nag amul Guinée Bissau premier degré ak koo xam ne mooy deuxième catégorie ñëpp ñoom ñoo yem. mi ngi noonu wax ci leneen président Macky Sall mi nga xamante ni bu 2 heures jotee fii ak ay simili dana dalal kon gaynde yi loolee gannaaw ba nga xamante ni seen match bi doxoon seen digg ak Afrique du Sud jëlee nañu ca ndam duma Afrique du Sud ñaari bal ci dara ba tax na teewaay bi fële ca Russie fa la ñu yamalee coupe du monde ba dañu cay daal di mën a bokk leneen ci wàllu ko football ba tey ji gaynde yooyee kon qualifié danañu entraîné ci stade Léopold Sédar Senghor loolee ngir waajal beneen match bi war a doxaat seen diggante ak Afrique du Sud ale ba la ñu door ñaari bal ci dara retour bi kon ñu war ko amal waaye Sadio Mané moom du ca bokk dellu na kon Liverpool naka noonu Diafara Sakho ak Baldé Keita ñooñee dañ leen di bàyyi kon ñu dal di rek nuppalu ministre bi ñu dénk wàllu ko njàngale mu kawe mi ak wàllu ko gëstu professeur Mary Teuw Niane moom wax na ci wàllu njàng mi ak formation bi ci wàllu ko tàggat yaram mu yëkkee yooyu kaddu ca Ndar moo doonoon parrain bi ci kon jongante ñu doon amal ci zone 4 ak zone 9 bu ODCAV fële ca Ndar moom jawrin ji ci micro Seni Diop la ñu koy dégloo na mu gisee ni war nañ ci mën a taxaw ndax soppi yëf yi. kuy tukki kuy sëy dañ la yeb yebu xale mooy jàng mooy xam-xam bon suñu ànd bi dañ koy wekk ci xañ xale yi ngir ñu bëgg a jàng ngir ñu bëgg xam-xam ndax loolooy tax ëllëg ñu tekki suñu tekkee dana tax seen waajur noppalu dana tax it réew mi am li mu soxla mooy xam-xam ak xereñ ngir ñu dem ci li président Macky Sall bëgg mooy émergence ndax émergence mooy foo wër ci réew mi ndóol mi jóge fi toxu fi définitivement am bi dëkk fi. ngok ministre Mary Teuw Niane daal di dal ci yéenekaay yi li ñu xëyee ak Mamadou Mohamed Ndiaye. Le Quotidien xëyee mbiri Farba Ngom ne Farba perd son pari ak la ko dal ca capitale bu France di 25 millions yu ñu fekkee ak moom ba waral ñu téye ko diir ci aéroport Roissy Charles de Gaulle. Le Quotidien ne la mu déclaré ca douane ba nag mooy koppar ya ngir ak paju la ñeel yaay jë. Les Échos ne Farba Ngom diirëb ñeenti waxtu juróomi waxtu ci suba gi ba juróom-ñeenti waxtu ci suba la ñu ko fa daal di téye laata ñu koy ba mu dem. La Tribune ne ay naata Ngom waxit ci 25 millions francs CFA yu ñu fekkee ak moom Farba Ngom waaye jàpp nañu député bi weddi na ko moom seet wicc weddi gi
bi naka noonu ci yéenekaay bi di réew mi Farba Ngom ne laam-laamee gi dara du ca dëgg lii dëgg mooy ne yaay ja moo feebar war a faju ca France mu jóg ak soxnaam ak tantaam ngir gunge ko ndax ay atam moom soxna si ba mu wàccee it ak 25 millions yee ci aéroport ba ci Paris dem na déclaré ko kenn mësu ko teg loxo mu ne kenn nanguwul it bagaasam Farba Ngom ne ba mu koy def nag gis na Mamadou Lamine Monsali mu ñun mu ne ca wet ga ak keneen ci téléphone yi njort na ne mooy ki dawal rumeur yi Sénégal jëm ci laam-laamee gi ba tey ci yéenekaay benn bi tontu Mamadou Lamine Monsali moom jàpp na ni Farba Ngom ku ko bett la ndax nag mag la ko mës a jàppe ba fii ca la mu wax dara newu ca ndax demoon na di ko jàppale ca mu ne budul woon kiiraayu député am nag dina ko yóbbu ci yoon moom Massaly ki ci loxo yoon nag di maire bu Ndakaaru Khalifa Ababacar Sall li ko dal nag yéenekaay bi di enquête jàppe ko retour de bâton maanaam bor bu ñu leen fay ñoom parti socialiste ndax mu ne lu ni mel daloon na ci 14 mai 1993 député Modou Sy bu PDS laata boomuk maître Babacar Seye député Modou Sy ñu jàppoon ko le 20 mai 93 booba nguuru parti socialiste la mu doon wax ñu ne mooy jàpp gi laata installation assemblée nationale la ca booba enquête ne Khalifa Ababacar Sall mi moo nekkoon ministre bi ñu dénk jëflante geeg assemblée nationale di ki doon piloté yëf ya ñu des ak enquête ak gis-gisu ministre Seydou Gueye ñeel maître Abdoulaye Wade mu ne njomboor la boo xamante ni du wax dëgg fa mu jëm ak la mu bëgg dëgg partem di PDS nag moom Abdoulaye Wade porte parole ba Babacar Gaye moo ne tey ganuk Vox Populi mu ne laam-laamee gi bari na jëm ci gisewaatam de diggante maître Abdoulaye Wade ak Macky Sall ca dara amu ca yéene kaay bi kon jàpp ne Babacar Gaye tëj na buntu ba lu ñeel Ali Nguy Ndiaye nag ñu dénk ministre intérieur jàppul moom Babacar Gaye ne mooy interlocuteur bi war ngir opposition bu Sénégal mbiri Karim Wade naka noonu yu Khalifa Sall yëpp nag dara yoon newu ci gis-gisam ndax lépp la muy xeeñ mu ne mooy ak rëbbeg politique lu ñeel dialogue politique bi nag ba tey ak yéene kaay benn bi Cheikh Oumar Anne directeur du COUD moom ne opposition bi lay dëgg mooy danoo mënagul a régler ba fii jiixi jaaxa gi seen biir ak seeni ambition politicienne rek conge gi nag ak wax ju bon ji Cheikh Oumar Anne ne ngànnaay yi ñi faible la maanaam ñi amul la yeneen APR ndeke nekkunu ci nguur gi doonte njiit la moo ne ca palais ba le témoin ni waxee ginnaaw ba mu gisee ne li ëpp ci nag wi allié yi lañu ko jox transhumant yi ak njabootu njiit li militant yi nekkoon ci waxtu yu njëkk yi maanaam ba jamonoy miti ñoom ñëpp dañ leen a fàtte teg ca wet ga njiitu APR nag di président de la république Macky Sall nataalam ci xët bu njëkk bu Le Soleil président demoon ca Léona Niassène doon jébbal njaalam ak waskanu Sénégal njabootu xalifa bu tedd bi làqu di El Hadji Ibrahima Niass président Sall ci yéene kaay bu ànd ne ñàkk na njiit bàyyi ak xarit bokk na it ci kàddu yum yëkkati ci jotaay gi moom président Sall sàkk gu mu sàkk ci Moustapha Niass muy bañ di tontu ci cong yi ñu des ak Le Soleil ak wàllu football bi ak sunu gaynde yi ñibbi si démb mbooloo mu takku teeru leen ci aéroport Léopold Sédar Senghor Le Soleil ne accueil triomphal observateur defal leen nag reportage bu amul fenn ndax ci biir gaynde yi ci biir roplaan bi la ko def ba ñuy ñibbi si diggante Polokwane ak Ndakaaru lu ñeel coupe du monde bi Russie Aliou Cissé ne ana luy tere France Sénégal beneen am fa lu mën a ne la lu ñeel Sadio Mané it jàng nañ ci yéene kaay bu groupe Futurs Médias ne kilifa yi football bu Sénégal ak yu Liverpool ginnaaw waxtaan ak déggoo daal dinañu fas yéene noppal ko ci match retour bi diggante Sénégal ak Afrique du Sud ginnaaw bi nga xamante ni gaañu ba dafa yeewuwaat Aliou Cissé ci stade yéene kaay jàpp ne ko am ñaan la ku am wërsëg macha allah ndax demoon rek coupe du monde ne joueur sant war na ko rawat na nag ba mu fay dellu ne entraîneur yóbbu bi yoon yi rakkam kon sant na bu baax sant it joueur yi nga xamante ni guddeeg bëccëg ñoo ne ci pas-pas ak fulla ngir dem coupe du monde Aliou Cissé jàpp ne ñoom bind nañ seen histoire gune yi tey ji gaynde yi ñoo ci des. ngok yéenekaay yi ak Ladja Assane Gueye la ñu ci àndaloon jaajëfal leen nag bu weer yéen ñi doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi rédaction bi incha allah dana dellu si 19h30 20h ñaanal leen ngeen yendu jàmm ak programme télévision Futurs Médias ba ci kanam tuuti. Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines.
Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Ça, c'est Youssou N'Dour.